jërë ngeen jëf mbokk internetu Thiès Info nuyuwaat nañ leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun depuis bi campagne bi tàmbalee ba léegi ci li nga xam ne moo di langue politique gi jëm ci législative yi tey nag ñu am mbégte bu baax a baax dalal ki nga xam ne moom la ñuy woowee monsieur Mamadou Ndiaye ñu ràññee ko bu baax a baax dans la zone nord mu nekk membre dynamique ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar waaye itam parti bi nga xam ni moom moo allié woon en 2012 avec le Benno muy APR mu bokk ci également di def liggéey bu am solo ci diwaanu Thiès nekk itam ku xam-xamam màcc jëm ci politique ni muy doxee lu jëm ci wàllu élection ba tax itam background bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci candidat yi yooyu yëpp boo ko boolee da lay jox analyste politique bala ñuy sori rek donte présenté nañ ko dañ koy bàyyi rek mu nuyoo très rapidement ak mbokk internautes yi bu ko defee ñu dugg directement ci biir waxtaan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam di jël nuyoo di ko teg si sa loxo yow Malick ak équipe Thiès Info bi nga xam ne moom ngeen àndal yëpp ngeen tegal ñu ko si loxo yi Thiessois yi Sénégalais yi ak waa àdduna bi yëpp. jërëjëf monsieur Ndiaye kon mi ngi noonu dinañ ko bàyyi xel ñuy ñaan internet yi ñu topp ñu bu baax a baax ci seen émission politique bi ndax lu am solo la di ngeen xam enjeu yi nga xam ne moom la législative 2022 yi daal di indi waaye itam doxalinu candidat yi ak li nga xam ni ci la leen sénégalais yi di xaar ci wàllu programme kon dafa am solo seetaan leen ko monsieur Ndiaye ñu tàmbali def benn diagnostic ci fi nga xam ni mooy échelle régionale de fi nu nekk muy Thiès gis nañ ni ci élection locale yi parti bi wala coalition bii di Benno Bokk Yaakaar donte amoon na benn alliance pour amoon doole ci seen gis-gis parce que jàppoon ngeen ni boo leen créer mburoog soow mi rek mën ngeen a am dara biir Thiès malheureusement débâcle bu doy waar amoon ci yéen ak waa Yewwi Askan Wi mais lu jiitu loolu ñu gis ci campagne yi da ngeen a faraloon doon def ay caravane ay meeting partout dans les zone est zone ouest zone nord wanewaat ne ànd ngeen ak Idrissa mais man ngeen a am dara législative yi gisuñu campagne gisuñu dara lan moo mën a justifier la. waaw Malick pour nuyoo bi si yokk le président Omar Seye bi nga xamante ne bii mooy président groupe bi mais pour revenir sa première question dama lay delloo si asel bi mooy cosaan bi logique bi élection locale bi passé woon man membre APR la mais mu ànd woon a Benno Bokk Yaakaar buntu bi laa àndaloon avec président Diaga Wade Awa Doucouré man maa nekkoon mandataire buntu bi commune Thiès Nord kon ànduma woon ak ñoom parce que booba logique bi li ñu gisoon mooy fi ñu jëm baaxul ak ni ñu koy defee baaxul mënuñoo gañe histoire jox nañu dëgg kon tey buñ dikkee tey ba gis que ni dafa am lu taxoon ñu ñàkk te doon kese man dong ak ñun dong dafa buntu bi demoon na yeneen demoon na tasoon na Benno Bokk Yaakaar bi dafa xaajoon ay pàcc looloo waraloon defet bi am léegi segam defet bi am na nag léegi ñu war a dem élection législative berem bi ñu koy natt mooy dañuy xool élection législative 2017 dañoo demoon Benno Bokk Yaakaar ak président Idrissa Seck jàkkaarloo woon ak moom si département bi ñu gagné woo ko 28 381 voix différence bi président Idrissa Seck nekkoon candidat wàccoon si terrain bi campagne la boppam te taxul de teewul dañu ko gagné woon kon léegi local ak législatif bokku ñu leen di jàngate léegi nag bu législatif dikkatee ñu gis que ni diggante bi am na lu fi jaar muy local bi baaxul ni ñu ko defee baaxul ndax alerte bi jotuñu ko woon a dégg mais bi ñu demee ba gis que ni vraiment li ñu leen wax noonu la ñu revenir at ginnaaw dañuy tàccu applaudir ak ñaari loxo di remercier tamit ñi nga xamante ne bii même bokkuñu woon APR am ñoo xam sa bokku noonu Benno Bokk Yaakaar mais recomposition bu bees bi ñoom ñëpp ñëw nañu ajouté waat si Benno Bokk Yaakaar dañ leen di remercier ku mel ni suñu frère Malay Seck Mamadou Ndoye ñoom Birane Gueye Ablaye Sincère ñooñu ñëpp nga xamante ne bii ñëwaat nañu ñu àndaat liggéey commune Nord moo tax ma lay wax kon loolu li ñu bëgg mooy victoire lañ soxla te victoire bu te incha allahu taala dinañ xam ni local ak législatif bokkuñu brem bi leen daate. waaw mais ngeen gisu leen ngeen def ay proximité wala campagne comme ni nga ko doon doxalee foofu da nga fi xaw a des lan moo waral loolu ndax jumtuwaay yi leen ñi féete ci nguur gi te ngeen nekk ci coalition boobu waroon na jox ngir ngeen wàcc ci askan wi dafa matewut wala ba tey division bi dafa am ci biir Benno ak Thiès waaye daal li xaw a lëndëm ci seen i gët mooy yéen amu leen benn campagne boo leen benn meeting wala caravane bu am doole boo leen taaj nit ñi mën ci teg gët caravane aussi. département Thiès dafa am ñaari caravane yoo xamante ni bii moom lañ programme mooy caravane départementale bi nga xamante ni bii le coordinateur départemental Augustin Tine moo ko jiite woon def na ko salone ko sur 15 communes yi nekk si Thiès yëpp
bi si décidé mooy caravane nationale bi nga xamante ne bii notre tête de liste madame Mimi Touré moo ko def mooy bi mu ñëwoon barki démb dimanche Thiès gis des yëpp nag porte à porte lañ koy def mooy li ma la wax rek parce que liñ jógee muy local bi gis nañ ni baaxul niñ ko doon defee moom baaxul parce que ñun local bi comme li ma la wax ñu doon def porte à porte ñun suñu liste bi nga xam ne moom lañ demee woon ñeneen doon ko demee Yewwi Askan bi nga xam ne moo gagné maire bi fan lañ ko gis mu def meeting bu mag amul woon moo tax ñu gis kenn kon bii baaxul bi baax nag mooy pour ñu gagné mooy il faut que ñu dem si parce que caravane baax na mën nga teg sonal ne lu ma 200 voitures coow li musique bi xumb mais doo dugg si benn kër ban njëriñ la am ne dañ lay déglu waxoo kenn déglu looy wax xamul luy sa programme il faut nga dem ba si nit ñi wax ak ñoom loo tax ñu changer système bi kooku première réunion la ñu le coordonnateur départemental Augustin Tine wax loolu ni li jógee si kaw président nee na nii la ñuy def ñaari caravane yu mag mooy fa am muy benn bu ñu la wax léegi mu caravane départemental ak caravane nationale jeex na depuis bi campagne bi léegi ubbee ba léegi commune bu ne ñoo ngi def porte à porte ñoo ngi dugg si biir nit ñi ñoo ngi woote ak ñoom te buñ demaatee incha allah le 31 dinañ xam ni li passé bokkul ak lii. monsieur Ndiaye bu ma déggee sa kàddu dafa mel ni yéen li leen tere nelaw fii ci Thiès mooy Yewwi Askan Wi parce que ñoom ci local yi dañu doon def seeni caravane yéen ngeen di meeting partout dans les zones de Thiès zone yi ñu visité yëpp ngeen dem ba ci législative yi comme ni nga ko waxee décision jóge ci président ñëw ci Augustin tête de liste Benno départemental mu ni nan changer système bi d'après yow donc boo leen ko changer da ngeen di rejoindre Yewwi pour yéen stratégie boobu boo leen ko defee sax. man ngeen a éliminer Yewwi te Yewwi ñoom ñi ngi wër ñoom di def ay affaire loolu aussi dafa xaw a jaxasoo par rapport ak li nga wax quoi. Malick dama bëgg déglu bu baax li ma la wax dama leen man local yi j'étais mandataire buntu bi système bi local Yewwi doon politique ñun noonu lañ doon politique mooy dugg si biir nit ñi. mais loolu ngeen. moom laa non dëgg la moom laa lay wax la moom la ñuy def ni législative parce que moom boobu mooy bu baax bi laa la wax waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo doon def ay seen i topp si télé bi di dem si kii commentaire Senghor si local bi ñu passé boobu moo baaxul mooy bu bon bi baax bi nag mooy bii mooy dugg si biir nit ñi dem toog ak nit ñi seeni kër ñame leen affronté leen toog ak nit ñi seeni salle déglu leen wax leen sa programme bi nga ñu ajouté yow si li nga leen indil bu ëllëgee dimanche ñu mën laa wote nga gagné sinon boo rombee comme li wax la nga salondeel tegaleel 200 auto topp sa tali bi dem dina xoor dina xumb mais kenn du la déglu waxoo kenn léegi nag ñun système boobu ñun si local bi ñu defoon ñun waaye Yewwi am ko moo tax ñun ñu am li ñu am moo tax Yewwi gagné peut-être ñoo ñu ëppoon ay représentatifs moo tax ñu mën a gagné commune bi mais ñun am nañ dara preuve bi mooy président bi muy jël candidat yi bi président Idriss Seck dugalee notre honorable notre frère Cheikh Gaye ñu ñaan yàlla mu gagné ba dugg Assemblée nationale président bi muy jël si APR suñu liste la jël muy Awa Doucouré te ñun ñoo àndoon buntu bi kon ñun xam nañ ne système bi ñoo liggéey baax na boobu nag mooy bu baax bi. ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne moo di format campagne bi gis nañ ni ci côté opposition bi leader yi ñoom ñu ngi sur le terrain ci 8 listes yi boo jëlee ci yeneen listes yi bokk ci 8 yi dem ci législative yi boo jëlee Yewwi Askan Wi président Ousmane Sonko boo xoolee mi ngi sillonné partout ci région Sénégal yëpp ànd ak gars yi. président Macky Sall bi nga xam ne moo ne tête de liste seen pas tête de liste sax mooy seen chef de coalition kenn gisu ko ci campagne bi absence boobu lan moo ko mën a firndeel. absence boobu mooy logique bi nga xam ne président de la république da koy def parce que tey dafa njabootu Sénégal gépp te su génnoon tey damay bañ ñu tuddee ko deuxième Laye Takk Ndeer ndax Laye Takk Ndeer amoon na fi en 2001 kon bu génnoon toon mën nañu ko tuddee waat Macky Takk Ndeer ak bi ñu génne circonstance yi ñu génne nii avant campagne bi dugg mu jër auto dem toog segam dafa jaboote Sénégal yépp mu bàyyi Sénégal gi dem daje ji waaye ñi nga xamante ne bi ñooy waa équipe mën na leen mi ngi leen di woo di leen wax li muy demee preuve bi nag mooy président Ousmane Sonko tey suñu neexoon tey ñu ni wurta campagne suñu neexoon tey wurta wax te nag am na benn technique bu mu def boo xamante ne bi gaa yi nga ko si blâmé mais man dama ko si apprécier parce que politicien laa tim mooy micro RTS bi mu génne woon il est trop malin même président Ousmane Sonko il est trop malin man fii laa koy waxee. parce que foog nga ni mën naa am résultat ci juti. non xam nga la ma waroon loolu mooy parce que xam na ne moom du candidat même RTS bu ko jëlee du ko teg parce que RTS candidat lay teg RTS télé officiel la na leer service public la télé officiel la duñ fa teg ku dul candidat image bi pool bi mën naa jël léegi nag moom sagam xam na ne micro yi bari na peut-être kii nag mun leen génneel ma bi loolu man amul problème pour man garawul parce que xam na ni duñ ko teg kon kay ajul ñu ko koy wan amul problème léegi nag benn ñaareel ba si des nag si la waroon a amee moom xel mu dal ak wóolu ñi nga xamante ne bi ay citoyens yi nekk sa liste bi mu toog fa mu toog ni yàlla dogal na
ñun xëy na ñun nii lañ bëggee woon ñu kii parce que boo dee xool tey Thiès ni ñu tegee seen liste départementale bi maire de la ville ñëw war a nekk kilifa ñetti maire yi fi nekk yëpp ñu jël ko zappé ko jël maire commune nord def ko tête de liste départementale pour lan parce que mooy administrateur général parti Pastef en l'occurrence Birame Souleye Diouf notre maire dañoo sacrifier Babacar Diop dañoo wax pour Birame Souleye parce que président Ousmane Sonko ku waxoon naa ko si benn émission ku yaakaar ne novice de si politique yaay novice xam na li muy def bu baax parce que son administrateur bu bokkul si système bi baaxul si moom mu utiliser ko def ko tête de liste départementale mais heureusement que ñun Thiès fii incha allah taala la ma la ko waxoon élection départementale moom miin nañ ko xam ne ko te kenn duñ ko jàngal te xam nañ fa lañ jaar avec nag mu gën a rawate nag notre tête de liste monsieur Augustin Tine incha allah département bi dañ koy gagné. département bi dañ koy gagné wax nga sànq ni bunt bi nga nekkoon ci local yi législative yi booloo waat ngeen et puis booloo bi sax dafa gën a yaatu ndax gis nañ yeneen parti yoo xam ne ñi ngi woon feneen te demuñu woon sax local mais Benno Thiès fexe nañ ba regrouper leen ñu ñëwaat ci biir mburoog suukar bi wala mburoog càkkiri bi yan stratégie ngeen xalaat dans la zone nord parce que zone nord it wax nga ko sànq Birame Souleye mu nekk le nouveau maire nekk itam ténor boo xam ni képp ku bokk ci parti Yewwi ci département Thiès bàyyi nga ko xel rawatina zone nord mu am seeni leaders yu bokk ak moom sax benn centre de vote dimanche yan pexe ngeen mën a teg wala ngeen tegoon ko ci waxtaan fas yéene am dara. waaw Thiès nord dafa am nu koy gañe ak noo koy gañee preuve bi mooy l'élection locale yi ñuy jaayee Thiès nord loo fi mën a am te gañe woo centre Mansour Fall mënoo gañe Thiès nord mi ngi mel ne rek nga nekk élection présidentielle nga ni da nga bëgg a nekk président te mënoo gañe région Thiès ak région Diourbel ak région Dakar nga mënoo seeg am ñaar mënta ne centre Mansour Fall ku ko gañe incha allah yaay gañe Thiès nord te nag bii ñu jëm nii ak recomposition bi am ak ki nga xamante ne bii moom lañ fa teg tey sunu frère Cheikh Gaye rawate nag Awa Doucouré yaakaar naa ni Thiès nord dinañ si ajusté bu baax a baax rawate na waa Medina Fall kon incha allah am nañ yaakaar bu baax que ne dañuy bu dee Birame Souleye taaxi kaw effectivement am na ñu fa seqal ay ñu seqal na fa ak suñuy kàngam Malay Diop nga fa Ousmane Diop nga fa ki notre doyen six ma nga fa Omar Ngala ak ñañ fay seqal ñëpp ak Afsalaay ak ñañ ko seqal ñëpp ñoom Maguette Diop ñoom ñëpp nga fa kooku xeex la séddoo bi tim mën naa am li ëpp féete si ñun te bu féete si ñun rek balotage bi day gën a leer foofu ñu dem Gabriel Ndione ñoom Ablaye Sène ñoom Lamine Ndiaye Sien Yamba ñoo nga foofu ak foofu am na beneen candidat département bu fa nekk bul fàtte Ziz Dem féete jaxaw kooku beneen xeex am na fa suñuy candidat wóolu nañ leen fa nga ñëw Souleymane Diouf ñoom doyen Maykor ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo nekk foofu tim kooku tim am nañu fulla ak fayda boo xamante ne bi yaakaar nañu ak doyen Ousseynou Sène dañuy gañe foofu nga yëg ne la si kaw Habib Niang ma nga fa fële capitaine Moussa Dioum ak ñoom Astou Gueye Ndiaye ak ñoo nga xamante ne bi ñoo nekk fi ne kooku dama nekkaat beneen xeex dañ koy gañ nga ñëw au centre du nord muy Issa Dem ñu apologise waat bu baax ndax Issa Dem local yi passé Hervé moo ko gañe woon ak kan Zalfal bu réew mi non Massamba Diop mooy tête de liste bi mais Zalfal laa lay wax man je dis je pense sunu rakk la dañ koy apologise am na mérite ndax moo nekkoon tête de liste kon bu gañee dañ naan moom la mais centre ba Zal Fall moo ko gañee Saliou Fall ñu koy wax Zal moo ko gañee parce que Zal élection man maa fa nekkoon di xeex ak moom depuis 2014 ba ne ma nekkee boo bokk yaakaar mu nekk réew mi saa ñu jamee élection moo jël fee maa jël 2 ba élection yi gënoon a metti nga xam 3 listes moo mën nga xam ñun benn bokk yaakaar dañoo xaajoon ñaar fépp booloo defar Thiès moo commune nord moo fa jël 2 ba mu des Issa Dem donc la jël 3 parce que ñu ñoo ko rawoon trop ginnaaw Zal ku mu àndal Issa Dem yaa koy gañee kon yàlla baax na moom ñëwaat na réew mi la bokk nag mais élection bi passé comme li ma la waxoon dafa tasoon fépp ni muy amoon affaire noonu la amoon réew mi mu demoon ànd ak kee gagné na mais ñëwaat na kon léegi bu ñu amee Mame Cheikh Fall am Taaxe Kaw am mu Ndiaye Thiaw am kii kon Issa Dem Gabriel Ndione fépp dañuy laal te fépp la ñuy bëgg a laal tamit incha allah. ngeen fixé daal score 95% bu ñu la déggee dans la zone nord pour Benno. non 95% sax moom doy na war mënu ma ko wax mais daal incha allah taala ak li feeñ ñii bu changement amul dañuy yëngu dañuy gañe bu baax a baax. ñu dem nag def analyse à l'échelle nationale gis nañ ni campagne bi 8 listes le conseil constitutionnel adopté pour ñu dem ci joŋante yi fas yéene am ñu leen représenté ca pencum ndawi réew ma campagne bi ak programme yi ci 8 listes yooyu de façon globale nan nga ko mën a jàngatee. waaw am na yuy apprécier mais am na yoo xamante ne duñ ko rafetlu. beneen bi si mooy sunu mbokk yi Yewwi Askan Wi xam nga mooy li ma la wax léegi rek si lay ñëwaat mooy seen xeex bi ñu xeexoon fii Thiès Babacar Diop na dañ koy félicité bu baax ndax jël na auteur ba retiré na plainte
bi nga xamante ni plainte woon na ko kon loolu dañ koy apprécier parce que ñun ñëpp ay Sénégalais bëgguñu fenn coow am fa si côté bu mu mën a jógee waaw rawatina nag ñun ñi nga xamante ne bi dañoo bokk si coalition bi nga xamante ne muy jiite réew mi kon stabilité réew mi am stabilité moo nuy gënal dégg nga beneen bi si des ñeneen ñoo ngi fi Pape Djibril Fall mi ngi fi ñoom Thierno Alassane Sall aar ñoo ngi fi bunt bi nga xamante ne bi ñun ñoo ngi fi ak ñeneen naataange askan wi ñoom ñëpp ñoo ngi fi bari nañu léegi ku nekk yaa ngay dem fa nga war a dem yaa ngay wax ak ña nga war a le 31 la ñuy atte peuple bi moo ñu atte peuple Sénégal moom matir na sa élection xam na la muy def le jour ji ku nekk nag mën nga ko indi ñoom ñëpp ñoo ngi toog di jàngat te na nga xamal leen nag sëñ Malick mooy ñiy gagné élection yi bokk ñu topp politiciens yi de dama ni ñu topp politiciens yi pouvoir ak opposition yëpp passé wuñu 1 million pouvoir ak opposition la ñi leen topp sa politique passé wuñu 1 million te élection bu ñu demee nanka ñaata million mooy wote kon ñiy wote xam na nu mu demee du ñu tax sax déglu rajo ay sénégalais lañ xam nañ les jours yi kan la xam nañ li xew si réew mi ñoo ngi koy xool les jours yi dinañ dem jug def différence bi kon nag boo wax nag li ñuy waxati mooy damay alerter tout simplement waa Yewwi Askan Wi nañ nekk ay républicains nañ nekk ay patriotes li ñuy jéem a naxee Sénégal yëpp tudd ko seen bopp. élection yi passé te leen leer ni ñun suñu soñoon est-ce que ba ñun ñooy gagné rawatina ñun ñu yoroon fii ak ñu yoroon fii ak ñu yoroon fii rawatina benn bokk yaakaar bi nga xam ne moom lañ defaloon. léegi tey bu Sénégal tracé ñu dem justice tracé à leur faveur. ñu ni justice moo fi gën ñoo fi gën la justice Sénégal la fi gën a baax bu ñu demee leneen am ñu ni dara baaxu fi loolu fu ñu ko teg dañoo ëpp nit ñi fulla wala dañoo ëpp nit ñi fayda am dañoo gën a bëgg nit ñi victoire mënut a ne amul nañ respecter Sénégalais yi respecter les règles du jeu est-ce que la règle du jeu mooy lan le jour ji lépp loo mu xam ne moo génn si urne yi na ko ñëpp applaudissé loolu la leen di wax. Sëñ Ndiaye li ñuul ci soow mi jëm ci programme yooyu Sénégalais yëpp gis nañ ko te ñu ngi wéy di ko wax nee nañu pouvoir bi bilan. PSE PAP 2 ans la ñu teg di ko campagne loolu askan wi ñoo ko wax nga ñëw ci opposition bi ñu ngi xeex ci seen biir d'ailleurs samedi bi ñu génn ci Mbacké Ousmane Sonko dem na fa ci kanami leaderam ni Yewwi ak Wallu ñoom dong ñoo nekk parti yi nga xam ne ñoo ne ci opposition yi te ñu mën a teg ci ñoom loxo le reste ay liste parallèle lan Macky Sall moo leen di financé ñu ñëw ci législative di ko dooleel. kon xam nga tey ba tey bi ci des itam mooy ñoom seen programme yi ñeneen ñi ci des li ëpp ci seen i wax mooy fexe ba yëkkati fi Macky Sall ba du am 3e mandat li ko firnde rek Bougane bokkul ci liste yi disqualifié nañ ko mais fixé na 10 points yoo xam ni di wër di campagnal Yewwi ngir Macky du am 3e mandat du am itam majorité cohabitation bi am doole mais sur cette circonstance mu jaaxal Sénégalais yi est-ce que foofu lañ leen di xaar ci wàllu programme ci ñaari vraiment tendance yooyu wala 8 listes yooyu nga xam ni ñoo fas yéene dagan baatu askan wi. dara jaaxalu si Sénégalais yi da nga naan li la jël politiciens yi ñoom la jël mais jaaxalu Sénégalais yi parce que li wax naa la ko léegi les Sénégalais sont très conscients xam nañ li ñuy def ñoom politiciens yenn politiciens ñoo xamul li ñuy def sunu frère boobu Bougane wax nga ko moom opération la fi tuddee woon bi passé tibu tànk bii opération bi xamoon na la ko tuddee de man tuddee naa ko rëbëje opération rëbëje daal lay def moom moo ko jëlee fi Macky kon d'accord bu dee jëlee fi Macky la ko tuddee jëlee fi Macky mu ne jëlee fi Macky loolu nga xam ne moo xamul li muy def nan la fi mën a jëlee Macky élection yi Macky Sall élection présidentielle moo ko fi jëlee couplé gagné mu jóge fi li élection législative la mooy lan stade président Abdoulaye Wade bi ñu tabax jam ñaajo xaalis ba ko tabax ñan ñoo ko adopté ñu ko wote député yi wote wuñ ko président teg xeer yi ni leen 2 ans janvier nangam lay parewul moom ingénieur la xeer bu mu teg xam na jour bu muy commencé te moom lay pare BTR bi lan la BRT bi kan moo wote budget bi député yi wote wuñ ko pont Foundiougne bi kan moo wote budget bi. mais xam nga fi ñu toll non man législative dama lay indi non pas question liste programme damay ñëw dama ni la législative ak présidentielle bokkuñu yoon laa lay bëgg a xamal député yi daa am lu ñu man mooy wote ay loi ak wote projet xaalis bi jënd defar réew mi ñu ànd si. gis ne loolu la député yi man mais député mënut a président mënuñu koo daaneel si ay élection législative ay caaxaan ay tappale la xamuñ Sénégalais xam nañ li ñuy def beneen bi mooy diabolisation bi nga xam ne moom la ñuy diaboliser mooy bi nga wax léegi nii président pour ñu arrêté ko pour def 3e mandat président ba mu nekkee président ba léegi kenn doo koo mas a gis yéen ay journalistes ngeen ku ko mas a am na ko indi tappaleen YouTube tappaleen Facebook tappaleen fu leen bëgg fu mu nee day def 3e mandat ku ko am na ko indi fu mu ko waxee Sénégalais au contraire la wax mais lan moo tax duñu wax si li mu wax
mais duñ ci nangu wax de diabolisation parce que wóoluwuñu seen bopp mais sénégalais population bi nga xam te ne bii moo jox président bu mën a doon majorité pour nga mën a jiite réew mi ñoom xam nañ li ñuy def ñoom waaw na leer beneen bi si mooy ñoom seen biir sànnante xeer yooyu ñu sàngante waxoon naa la ko léegi moom laa wax dama ne Sonko ku yaakaar novice de sport di yaa nax sa bopp daa nekk ba dernier carré mu sànni leen ko ñoo fa nekkee xus-xusi pare na génnul Dakar bu yàgg maa ngi si sort fii pour préparer dernier rassemblement Sonko muus na de Sonko ku yaakaar du politicien nax nga sa bopp de. kon moom dama ni moo ko tey dama ni li mu leen wax moo ko tey lan moo taxu ko woon ba campagne bay commencé daa nekk ba dernier carré mu sànni leen ko. ginnaaw sama frère sama mon jeune frère Mamadou Massaly génn si barki démb te lu nekk wax na ko mi koy tontu fi mu ne talatul campagne bi sax ngir tontu Sonko keneen bane leen fa ma nga dem si ngeen sor di liggéey parce que li mu bëggoon am na ko. sànni na leen ko. moom Massaly dem na sax ba ni Sonko dafa am ay deal yi mu doon def ak Macky Sall te am na ay audio am na yoo xam ne fii ak fan yi néew dina ko génne loolu la wax dem. loolu ñoomu neen la indi waxtal beneen bi nga xam ne moom la gis dem wax su ñoom. waaw. ah d'accord. Système moom li mu wax mooy critiquer Ousmane Sonko xamal ko ni ko man ba may politique jugoo. loolu la wax. xamal ko ni ko bi may ne ci magistrature la ma xam. tey bu ma ko waxoon réew mi tas. ma nga kon man la ñoomu neen la dama ne langu noonu nag bu ko kenn xeeb ndax ku mer fa nga jëm mais Sonko pour jéem leen déstabiliser parce que gis nañu ñee ñoo ngi jur auteur te moom campagne ba jeex demul si benn nit tête de liste Yewwi Askan bi au niveau national mi ngi nii présenté ko kenn boppam rek lay présenté fu mu jëm moo ngi ñu ma àndal te ñoo ñu muy àndal ñépp lu dul Dakar mu fi Barthélémy Dias kenn nekku si candidat si ñoom ñoo ñu àndal seen liste bi kon loolu ñuy def na ay tappale la ak nax seen bopp waaw tappale la ak nax seen bopp juge dem nag la mu wax administration la nekkoon magistrat wax na dëgg waaye nag foofu la homme d'état wuutee ak homme public lu metti tey li mu wax du ko wax si public li ma xam noonu du ko wax mu si devant les caméras parce que homme d'état la. kon daal fi ñu toll nii ñoom ñaar ñëpp nga boole fi ñu toll nii def analyse globale waaye joxoñ leen ay baaraami tuuma bu ñu la déggee muy fi nga fare ak opposition bi ci wàllu programme ci législative bi. non ñun bokkul ñun dañu am programme bu leer. déggu li ma la xam non attends bilan non kaay ma xamul dama la jafe-jafe bi am si àdduna bi même Sénégal donc la si mën a affaire ñi mais kooku àdduna bi yëpp la loolu mënut a nekk bilan législatif bi wax naa la ni muy demee député lii lañ mën a woote président indi na fi loo xamante ne bi mi ngi nii pour ñu mën a def nañ ko ànd wax ko def nañ ko tey li ma la wax weddi gis bokku si yow mi yaa ngi dem Dakar yaa ngi wër Sénégal fu ne yaa ngi koy gis ku weddi ku làmb daj ko xool gis loolu mooy bilan député li si des nag moom président Macky Sall bilan ñëwagul kooku 2024 la essayé guñ ci gis nga opposition bi bu ñu yaakaar ñoo gën a nax ñoo gën a mu Sénégalais ñoo ngi nax seen bopp ça soit encore clair beneen bis li ñu bëgg nag ñoom cohabitation xoolal toujours Yewwi Askan Wi toujours ñoom la teg parce que ñoom ñooy opposition bi gën a radical lan la ñuy wax Macky Sall na détaché ak français yi tey bala ngaa mën a wax dara da ngaa def sa discours tubaab nga koy wax mais loolu mooy lan ndax sa bopp la non comment ça par président Ousmane Sonko léegi suñu bëggee ne Macky Sall bàyyi tubaab yi na Macky Sall génn ak France na Macky Sall génn te mën léegi ñu def élection législative ñu ne na Sénégal jël exemple jël référence ci France loolu mooy lan soo saaga Sénégalais yow la lan la am ñoom dañoo yaakaar ñoom kese ñooy jàng ou bien ñoom kese ñooy Sénégalais. est-ce que doxalinu France itam. pas question doxalinu France da ngay jël lépp wala nga ba lépp. dama ni doxalinu Sénégal France da ngay jël lépp ou bien nga ba jël lépp mënoon tey su baaxee si man baax na su bonee si mën nañ bon baaxul amul fenn gënuñoo mu Sénégalais gënuñoo nit Sénégalais cohabitation mënut a am Sénégal te doo fi am parce que li tax mooy defuñu ko si doole de Sénégalais yi ñoo conscience loolu te incha allah le 31 di nga xam li ma la wax 14 raisons yi su ñàkk dee am. xam nga fan la ñu mën a ñàkk man sama calcul boo laaw diaspora la ñu mën a ñàkk mais benn raison fii si Sénégal gis ma opposition mën a gagné. mais diaspora pour lan yow amoo confiance ndax diaspora boo xoolee diaspora li ëpp ci opposition bi daanaka investir ñu fa. non attends soo gisee ma wax loolu xam naa li ma may ma tuuti ma wax la rek. les 15 députés Europe ak Amérique gëmu na ñun mën nañu koo gagné mais Afrique ak Asie dañ koy gagné. kon député bi dañ koy seet foofu dañ sax maa ngi ne wax dañ koy perte sax mais boo ma dama di séddoo lay doon mais 14 raisons yi Sénégal gis ma fi opposition benn raison bu opposition mën a gagné laa la wax
maa la wax lii incha allah. incha allah kon xam naa li olof naan li nekk ci wànne ni daanaka rawul ay gët. te buñ ko saafara mu am saafara maanaam fii ak ay fan moo nu dese ñu dem ci législative yi loolu tendance bu sénégalais yi xool la monsieur Ndiaye ñu ñëwaat defaat seetlu ci li nga xam ni moo di facteur yi ñu nemmeeku ci pauvreté débat yi nekk ci biir langue politique gi mooy xëccoo bi waxante lu ñaaw. yëkkati ay kàddu jëmale kii ngir lan bëgg a échelonné wu gars yi dégg la ngir lan bëgg a waajal fa nu jëm te yeggagun fa muy 2024 tey doo doon def jàngat ci confrontation absence de confrontation yi ñu gis ci programme yi ci biir campagne bi gis itam pauvreté débat politique bi nu nemmiku ban regard ngay def ci loolu. non loolu problème nit la du problème coalition. na coalition boo gis am nañu jub am nañu jubati coalition ba gis am nañu yoru am nañu yoruwul coalition ba gis am na ku baax am na ku baaxul kon loolu du problème coalition problème mu nit la nit ku nekk na nga mel donc boo génnee fa ngay kéem di c'est-à-dire yow yéen ñi nekk ci coalition di jiital nit ñi wala ngeen yóbbu nit ñi ci débat yéen a war a xool ñi ngeen yóbbu loolu rek la mais sénégalais ñoom ñoo ngi xool bu ñu xoolee ñaari nit ñi dinañ xool kii yaru na wala kii yarul dinañ xool kii profil bi la la kii rek bu ëllëgee le 30 ñu àtte leen mu jeex. monsieur Ndiaye ñu jeexale nag ak mbirum Mbourkat extension déclassifié nañ ko président signé na décret bi régularisé toll ci 2 junni ak juróomi téeméeri famille waaw ci ñoo xam ne dëkkoon nañ fa depuis 1999 mu nekk loo xam ne nag daanaka moment bi mu ñëwee dafa xaw a méngoo ak fi campagne bi jeexee lan moo waral d'abord loolu. xam nga problème mu Mbourkat problème la boo xamante ne bii problème mu Sénégal man bi président di lancé KMS 3 bi gouverneur si bi nekk fii mu ko doon expliqué lijjantil lijjantil problème mu Mbourkat yi maa ngi toog si tribune bi. président de la république forêt classée moom kese moo ko mën a signé c'est l'état du maire du kenn c'est l'état moo ko mën a gérer c'est-à-dire erreur am na nag ba li fi xew na. ñi nga xamante ne bi ñoo tojoon seen kër yëpp muy ñi yor problème mu suuf si kay muy waa problème mu domaine am na ñoo xamante ne non waxuma descos après lay doon descos moom sécurité lay doon parce que mais domaine affaire bi service domaine bi la ñu wax mais descos moom problème mu sécurité lay kii ak yooyu parce que bu ko ñëwee joxul kayit mënul def leneen wala mu kii léegi kon léegi problème foofu la léegi su loolu amee tamit ba tey ñu toog ba kii nii président ñëw loolu ñu doon topp mu yàggoon mu am dañ koy rafetlu mooy yaa ngi wax noonu presque 2 junni père de famille ak lu topp gis ngeen ne ba di ay sénégalais defoon seen xaalis tëj seen dërëm ak seen ñaar dërëm ba am li ñu am tey ñaan yàlla tey yaakaar nañ ba ñàkkoon nañ ko tey demoon nañ ba amatuñu espoir am na suñu ñoo xam dem nañ tëj nañ si kaso mais yàlla def na président gracier na ñooñu li si des mooy def na signature bi kooku dañ koy applaudiser mais nag yokk seetim 484 hectares yi nga xamante ne bi bokk na signature bi nañ ko sant président Macky Sall benn foofu na li ma fay wax mooy en tant que état forêt classée bi nañ ko def ZAC comme ni ñu defee ZAC Ngent bi su ko defee état géreel ko boppam mu bañ a nekk benn loxoy maire Sénégal yëpp bokk si man loolu lay conseiller état bi mooy nañ ko def ZAC nañ ko def ZAC comme ni ñu def ko def merci beaucoup su ko defee lépp day am baax mbedd yi génn tali yi génn ndox mi ñëw courant bi ñëw mu neex ndax dafa jege autoroute bi te mook Dakar mi ngi nii soo bëggee dem Touba dem soo bëggee dem Dakar dem foo bëgg dem Sénégal dem boo Ndar Tivaouane nga def nii gën dem nañ ko def ZAC état géral ko boppam mu bañ a nekk si benn loxo yi mel. mais foogoon ni jéego yi yeex na puisque ay démolition amoon na fa nit investir ay xaalis yu bari ñu dem sax ba ay kilifa yoo xam ne seeni at weesu na 70 ans taxaw di xelli ay rangooñ ci ay kawe caméra adduna bi di ko gis. mu mel ni dëj la boo xam ne 2017 metti woon na est-ce que président yeexul. déedéet mënut a yeex ndax moom lañ la gis nga biir état. opposition bi ñoom li ñu gis mooy day waaw bu leen neexee mën nañ ko gis mën naa la soo dolli beneen mooy lycée excellence bu Médina Fall de président signé na ko ma dolli la si benn. lycée d'excellence Médina Fall dinañ ko tax président signé na ko mooy li ma lay wax léegi. keroog bi maa ngi ñëw may lan ma wàcc ci kaw samaan seen studio bi rek ngeen jékki-jékki def ko fi. da ngeen di dugal chaise dugal table indi caméra indi recruter ay personnes mu ñëw amul lenn di jóge si asamaan ñëw mënut a ne balaa tabax am signature am autorisation am mbirum li mu état la état dafa nekk loo xam te ne fële lay jógee moom laa la wax léegi dama ni parce que am na loo xam bañuñu ko dañ koy nangu keroog bi ñuy def caravane bi ndikk bi Médina Fall le ministre d'état Augustin Tine wax si téléphone ba la ko président message ni ko affaire bi c'est réglé
mu jox ñu information bi si bi mu jëlee kàddu foofu net la ko jëlee leçon kon léegi président dañ koy remercier si mbuurkat bi et puis dañ koy tàccu ñun waa Thiès Nord troote nag waa Médina Fall si lycée d'excellence Médina Fall bi nga xam te ne bi sonoon na lañu bëggoon nañ ko lool. boobu kañ lay door. kañ lay door xamaguma ko moom laa ne waaye li nga xam te ne bi daal mooy tax mu am moom am na muy signature bi amul leneen. ministère bi nag non attends ministère bi li nga xam te ne moo koy defar loolu moom pare woon na ba pare papier administratif kese moo ñu téye woon ñun ñi di wax ak képp kuy politique muy waa réew mi muy waa APR muy keneen ak keneen muy ba Birame Souleye mii nga xam te ne bi yow askan wi nekk maire bi képp ku dem waa Médina Fall jooy nañ la loolu gis ngeen ba loolu tamit dañ ci remercier le président Idrissa Seck bi nga xamante ni bi tey parce que état tamit il faut que ñun ñëpp ay Thiès waa lañu président Idrissa Seck depuis 2001 moo contrôlé Thiès mi ngi koy door a perte te dama ni pour lenn ni nga am ko état il faut que da ngay ànd ak état Thiès li ñu bénéficié woo yëpp mooy président Idrissa Seck nekk premier ministre nekk si état bi foofu lañ fii la ñu gën a bénéficié woo lépp kon léegi yàlla bu defee tey ba mu juba président Macky Sall ba mu ñëwaat problème mburkaat yàlla def mu dekkantewu bokk si moom ànd gi mu ànd dañ ko si sant dañuy félicité bu baax dañ ko santaale bu baax problème bi ne fal noonu. xam naa nag benn 30 secondes rek parce que wax nga sànq ni Thiès mébétam yi nu am yëpp mooy Idi ne premier ministre cohabitation bi bu jàllee gis nañ ni opposition bi ñooy moom poste premier ministre majorité bu amee da ngaa xalaat ni Idi mooy ne premier ministre wala. loolu signature président de la république la soit ku ko neex la su ko neexee mu ni Amina mii laay def premier ministre bu defee décret bi signé yóbbu. non dañuy waxtaan waxuma Aminata Touré Amina bii ma jàkkaarloo la sa technicien bi laa wax dama ne su ko neexee président la def décret ni Amina bii mooy nekk premier ministre journaliste yi jàlle ko motaar yi ñëw jël si ko léegi mu nekk PM kooku ne moom mooy le président de la république la ku ko neex la koy def dégg nga beneen bi sax mooy fii majorité présidentielle moo fiy jàll. peut-être ku mën a nekk président mooy gouverner mais cohabitation bi laa la wax du force du doole du dara mais sénégalais ñoo yow du am Sénégal. wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin Sénégal am na jàmm yàlla fi jàmm ji yàgg jërë ngeen jëf. jërëjëf monsieur Ndiaye kon ñu amoon mbégte bu baax a baax mbokk internet yi dalaloon monsieur Ndiaye àndoon ak soxna Amina Kanasatou Djibi Diallo je crois ñoom ñu nekkoon ci xarale yi ba foo leen mën a ne ci dunya doon ñu teewlu jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ëllëg ak beneen invité jërë ngeen jëf.